jërëjëf mbokku téléspectateur ak téléspectatrice bu télévision nationale et Mauritania mais également jërëjëf tamit ñi nga xam ni yéen a taamu seen émission xeltu di ko topp samedi bu jot fukki waxtu ak benn su jotee su gaaw bu jotee ñu war ci ànd ak yéen ci dalal nag ay kàngam ay borom xam-xam ay kilifa ci biir réew mi tey ci nag ñu am mbégte am kontaante dalal beneen kàngam ci biir réew mi daanu ci dellu si ak moom léegi. waaye laata loolu rek ñu gërëm sant bu baax ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ci wàllu régie bi et bi nekk ak ñun fële ca VTR ànd ak moom script ki nga xam ne mooy Hama Mint Soydi ànd ak ñun Fatimatu Mint Souleymane aussi nekk ak ñun ci wàllu régie bi Moustapha Ould Mohamed nekk ak ñun ci wàllu son bi ak ki nga xam ne mooy Fatimatu Mint Mohamed Khouna coordinateur comme d'habitude Dahman ànd ak ñun réalisation bu Aïcha Mint Taha El bu Yacoub nekk ak ñun ci wàllu caméraman bi ñu ànd ak ñoom war a sóobu ci waxtaan yi nga xam ne tey jii ñoo ngi koy waxtaanee muy fanweer ak juróom ñetteelu numéro xeltu ci saison 6 ñaari téeméer ak ñaari téeméer ak juróom-ñaareelu numéro bi xeltu juddoo ak léegi ñu dalal nag tey jii gan gu rëy ci ñun tey jii di Malick Fall Malick Fall nag mooy directeur bi nga xam ni moom moo nekk directeur de la prévention de la sécurité routière fële ci ministère bi nga xam ni mooy ministère de l'équipement et des transports maanaam ñi nga xam ni moo amee jumtukaay yeeg lépp loo xam ni jëm ni ci wàllu dem bi ak dikk bi monsieur le directeur ñu ngi lay nuyu di la sargal di am mbégte kontaante dalal la tey jii ci biir plateau xeltu yàgg nañ ko léewatoo mais tey jii yàlla def na ko alors donc ñu nuyu la bàyyi la ak ñu nuyu mbokku téléspectateurs yi ñu soog a am di sóobu ci waxtaan bi. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin saaxibi altaaj walmicraaj walburaaq walalam daabici albalaai walwabaai walqahti walmaradi walalm mbokk yi maa ngi leen nii bu baax di la gërëm bu baax Sëñ Babacar ci dalal bi nga dalal tey pour ñu waxtaanee incha allah mbir yi nga xam ni moo fi xew jamono yi ñu jëmee ci infrastructure yi nga xamante ni lancé nañ leen fan yi ñu passé mais maa ngi nuyu bu baax sama mbokk yi Tungeen ak Garak yi nga xamante ni tey jii dañu am ziara bu mag boo xamante ni bii at mu ne dañ koy amal muy ziara Coor te instant yi nga xamante ni maa ngi wax ak yéen xam naa ñu nga fa ci liggéey bi te man it ma waroon nekk ak ñoom mais liggéey tëye ma fii maa ngi leen di ziara bu baax di ñaan yàlla kaamil yi ñu fa wàccee ak lépp lu ñu fa def ci ñaan rek suñu borom nangul ñu ko nangul ko ñu fa tëdd ñeen amiin incha allah kon suñu invité ngi noonu Malick Fall directeur de la prévention ñu rappelé ko rek et de la sécurité routière du ministère de l'équipement et des transports tey jii nag ñu war a waxtaan ak moom ci aspect bu am solo boo xam ni moom mooy jënd bi nga xam ni jënd njiitu réew mi jënd na ko fan yi naka bërki démb mooy alxamis mu jënd ko demoon fële ca Bamako ak fële ca Ain Seck doon fa nag joxe doorte liggéey bu am solo boo xam ne ñoo ngi ko war a def mu jëm ci wàllu pont ay échangeur yoo xam ne ñu ko war a def mu tit nekk ci tit boo xam ni tit moderne la loo xam ne dana indi beneen xar kanam ci biir réew mi daanu si xuus ak moom dugg ci ak moom lu sore waaye nag balaa ñuy sóobu ci waxtaan wi damay ànd ak sunu naatango Makhtar Gueye am na benn jàngat boo xam ne defal nañu ko ci li nga xam ni moom la njiitu réew mi demoon naka barki démb doon teg xeer bu njëkk bi nga xam ne jëm na ci échangeur yooyu ñu ànd ak waa régie ñu jox nu sunu élément ñu dem sax ci plateau bi. moom njiitu réew mi Mouhamed El Cheikh Al Ghazouani naka démb alxamis dem na fële ca muqataa bu Riyad ngir ñi ci li nga xamante ni moom mooy teg muul bu njëkk tabax gu nu nar a tabax maanaam ay ñaari échangeur maanaam ay xeetu yoon loolu yoon yi nga xam ne leen tabax ci kaw mu mel na ay pont ngir jàppale li nga xamante ni moom mooy dem ak dikk bi fii ci Nouakchott mu gën a yomb bokk na ci li nga xamante ni nag tabax yooyu ñu tabax yoon yu kawe yooyu muy maanaam ay doxalin yi nga xamante ni wala ay programme xam ne nguur gi tëral na ko tàmbali ko 2020 ba 2021 fii ci capitale bi. ci bi loolu njiit ci réew mi Mouhamed El Cheikh Al Ghazouani bu mu demee foofu ci bërëb boobu ñu ko teertu foofu mooy ñi nga xam ne kilifa yu jiite liggéey bi ak kilifa yi bàyyi ko ci nguur gi teertu na ko mu daal di teg muul bu njëkk waaye tamit nu indi ko ay faram-fàccee ci la nga xamante ni liggéey bi nu mu nar a tëdd yan anam na ñuy liggéey plaque bu nga xamante ni moom mooy firndeel
maanaam anam yi nga xamante ni moom nar a tabaxee bërëb boobu moom noonu faram fàcceel njiitu réew mi noonu ak yan anam ñu ko nar a tabaxee tamit ak yan jumtukaay noonu ko nar a tabaxee ak diir bi fu mu toll loolu yëpp jot na si ay leeral takku ci nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi naar yi jiite liggéey bi ca bërëb boobee. moom njiitu réew mi moom tamit jiite na li nga xamante ni moom mooy liggéey maanaam inauguration ñeent fukki kilomètres yi nga xamante ni yoon tabax la mu doon dem ak dikk bi nga mën a yomb fii ci Nouakchott société bu ko yore bi moom mooy ETT moom mooy entretien société boo xam ne moom mooy toppatoo lépp la ak ci wàllu defaraat ak toppatoo yoon yi ci daan ko def ci diiru maanaam def nu ko ci diiru fukk ak weer ak ñeent maanaam li lépp dafay lu ko waral mooy li nga xamante ni moom mooy dem ak dikk bi mën a yomb fii ci Nouakchott ñeent fukki kilomètres yoon ci biir Nouakchott dina yombal oto yi ñu mën a teggi yoon yu bëri yi nga xamante ni yoon yi bëri maanaam yoon yi nga xamante ni dafa oto yi dafay bëri mënoon ko teggi lépp ngir maanaam indi yokkute ci li nga xamante ni moom mooy wàllu naataange ak yëwanal dundinu askan wi. ba tey moom njiitu réew mi Mohamed El Cheikh Al Ghazouani jiital li nga xamante ni démb alxames fële ca muqataa bu Hay Sakin gannaaw bu mu jógee ca muqataa bu Riyad moom njiitu réew Mohamed El Cheikh Al Ghazouani gannaaw bu mu jógee ca muqataa bu Riyad dem na ca muqataa bu Hay Sakin jiitee liggéey bu ni mel maanaam tamit échangeur bu rëy bu nar a samp maanaam xeetu yoon yi nga xamante ni dafay kawe mu mel na ay pom waaw bu gannaaw Carrefour Bamako bu Hay Sakin moom tamit daan fa def benn bu mel noonu lu ci def ci koppar mi ngi toll ci li nga xamante ni moom mooy fukk ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróomi million ak junne ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi junne ak benn li nga xamante ni ci xaalis bu bees bi moom jiite bu mu demee foofu ñu ko dalal mooy ñi nga xam te ñoo ñuy jiite bërëb boobu kilifa yi nga xam ne ñu jiite bërëb boobu ñoo jiite liggéey bi dalal ko daal di koy wan plaque bi ak diir mu nar def ñaar fukki weer ak ñeent maanaam ñaari at la liggéey bi dina dem diiru ñaari at moo bokk li nga xamante ni day jóge Hay Sakin jam mooy Carrefour Bamako ñaari liggéey maanaam ñaari xeeti liggéey yooyu lépp nag ngir yeewunal dundinu askan fi ci Nouakchott ñi yeew fi ci Nouakchott dem ak dikk bi mën a yomb ñu mën a mucc si embouteillage yu bëri. voilà donc sunu naatango Makhtar Gueye ñu koy gërëm di ko sant bu baax ci li nga xam ne jàngatal nañu ko monsieur le directeur dégg nga reportage bi nga xam ni sunu naatango defal nañu ko mu résumé nu li nga xam ni moom mooy moo waral génn njiitu réew mi alxamis fële ca Carrefour Bamako du yam ci Bamako ma ay na sa fen tamit am na li ni mel dafay am ak yeneen di xeet mais muy ñëw rek ci élément bi lan ngeen ci mën a yokkal say di suma ko doon la bismillah rahmaan rahim Babacar maa ngi lay gërëm bu baax ci laaj bi ma laaj bu am solo la son excellence le président de la république Mohamed Cheikh Al Ghazouani bi muy jël nguur gi dafa am ay engagement yu mu jëloon taahudati engagement yooyu daf ci am yu am solo yoo xam te ni mu ngi ko jëmale woon ci dem beeg dëkk bi léegi ci loolu ci biir dëkk yu mag yi daf ne woon dina soppi xar kanamu suñu dëkk yu mag yi rawatina Nouakchott wante am na 300 kilomètres ci li ñuy wax voirie maanaam ci yoon ci biir dëkk yu mag yi yoo xam te ni dina ko def ci loolu fan yii daf ci am 3 pàcc yoo xam te ni moom lañ doon door bi ci jëkk moom la ñuy wax voirie 2020 bi ci tegu mooy voirie 2021 ñetteel bi mooy ñaari pont yooyu nga wax nii moom la ñu fas yéene incha allah defar fii ci Carrefour Bamako beneen bi ci Carrefour Hay Sakin alors voirie 2020 mooy lan daf ni ci programme boobu daa am ñaari mbir yoo xam te ni dina ko amal bi ci jëkk mooy 40 kilomètres yoon yoo xamante ni dinañ ko defar ci biir dëkk bi 40 kilomètres voirie yoo xamante ni dinañ ko defar ci biir dëkk bi 40 kilomètres yooyu xaalisu réew mi lañ ko fas yéene defare te dina toll ci fukki axe ak juróom-ñeent yoo xam ne ci biir dëkk bi 40 kilomètres yooyu dañ leen laal soo koy xayma ci xaalis 40 kilomètres yooyu
dina dem ci lu tolloog juróomi téeméeri million ak ñaar fukk ak ñett ak lu topp ci sunu xaalis bu bees bi te lépp nag ci xaalisu nguur gi lañ koy fas yéene defaree beneen pàcc bi ci tegu ci programme voirie 2020 boobu mooy li ñuy wax pavage mooy maanaam booru goudron bi yooyu niñ koy defaree ak xeer yoo xamante ni fii la jóge suñu réew loolu dina am juróom-ñaari kilomètres pavage yoo xamante ni dinañ ko def axe yi muy concerné nag ñaar la principalement mooy Arafat ak Sabha loolu soo koy xayma dina toll ci juróom-ñetti fukki millions ak ñeent ak lu topp ci suñu xaalis bu bees bi te lépp nag ci gafaka nguur gi lañ koy fas yéene defare donc loolu mooy pàcc bu njëkk bi maanaam voirie 2020 suñu ñëwee ci voirie urbain 2021 voirie urbain 2021 dañ ni dañuy defar ay axes yu bees dañuy fas yéene defar mu toll ci fukk ak juróom-ñeent boobu bu njëkk bi la voilà mais axe bi mooy 2020 bi moom moo amee 19 axes waaw te liggéeyam aussi dina jël fukki weer ak ñeent maanaam axe bu njëkk bi fukki weer ak ñeent la liggéey bi di jël bi ci topp voirie urbaine 2021 bii boobu dinañu fexe ba defar ñeent fukki kilomètres ak juróom-ñaar ci ay axes yu bees tolloog juróomi téeméeri million ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ak lu topp ci suñu xaalis bu bees bi liggéey bi dina jël pour axe boobu liggéey bi dina jël fukki weer ak juróom 15 mois lépp nag ci xaalis nguur gi lañ koy def axe yu bees yu bëri na li ci ne yoonu am na fu ñuy wax Patte d'Oie jëm port xam nga fii yoon wi seqali ko séparé wu bii jëm port bii jëm marché du poisson foofu Patte d'Oie lañ koy wax mu jëm port dina tolloog juróom benn kilomètre ak genn wàlla loo xamante ni dañ koy yaatal defaraat mais am na si ñetti kilomètres yoo xam ni taanit la am na si loo xam ne lii dina toll si ñaar fukki kilomètres ak juróom-ñett ak lu topp yoo xam te ni si biir dëkk bi dañ koy def donc muy soo koy xamee lépp dina toll ci ñeent fukki kilomètres ak juróom-ñaar yoo xamante ni programme voirie urbaine 2021 boobu ci loolu la jëm. voilà mais directeur da nga junj léegi loo xam ni lu am solo la mu jëm ci li nga xam ni moom mooy jëm ci wàllu voirie yi. muy bu 2020 bu 2021 ñu gis ni ci 14 mois 15 mois Nouakchott dana am beneen xar kanam bu bees boo xam ni daan ko mën a méngaloo ko ak yeneen capital yi nga xam ni ñoom ñoo nu wër parce que loolu lu nu yàgg joytu la mais dafa am benn point boo xam ne tamit daf ci am solo lool mooy parce que en général suñu waxee ni dara dañ koy door njiitu réew mi dana ko door teg na xeer bu njëkk bi mais toujours duñuy gis ni date yi nga xam ne duñ koy joxe duñ ko respecté mukk ñu gis ni société d'entretien de travaux de transport mauritanienne moom mooy ñi nga xam ne ñoo yore liggéey boobule bu bëggoon nga dellu si ci 14 mois yooyu est-ce que techniquement parce que yéen a gën a xam ci wàllu technique est-ce que techniquement lépp yemb na lépp pare na pour mën a soobu ci li ni mel ak kañ la chantier yooyu bi ka njiitu réew mi tegee alxamis kañ la war a door. waaw am na benn poñ boo xam te ni si laa waroon ñëw balaa may dellu ci loolu. mooy mottali ñetti kii yi ma doon cité léegi. programme urbain 2021 ak point yi. mais dinaa tontu yow. point yi dañ siy ñëw. point dama bëgg foofu. nga wax ma ni ma kañ la ni. moom liggéey bi pratiquement soo koy xool door na. waaw door na ba nu tegee xeer. waaw parce que amatul lenn lu ñuy xaar te instruction yi ñuy joxe. daf di instruction yi ferme yoo xamante ni benn retard ci liggéey bi duñ ko mën tolérer. ATTM moo yor yenn ci programme yi ma la wax mais pavage bi am nañu société fii bu tudd ETR établissement
établissement bi nga xam ne moo yor liggéey yoon yoo xam ni suñuy xeer yi nga xam ne suñu réew lañ ko defaree. lañ koy ay doomu réew mi lañuy ñoo yor liggéey bi ñoom itam. kon ça veut dire que politique bi ngeen engagé cette fois-ci da ngeen jël seen priorité tekk ci doomu réew mi. tekk ci doomu réew mi pour ñaari programme yi pont yi beneen mbir la mais ñaari programme yi ma wax ATTM ñoo ko yor ak ETR ML te laboratoire national bi nga xam mu yor travaux publics moom moo yor contrôle bi li ma la mën wax mooy benn retard duñ ko mën accepter ci programme yi nga xamante ni moom la ñu tëral te mécanisme yi ñu war teg yëpp contrôle bi surveillance bi ak réunion yi nga xam dañ koy amal toujours pour xam pour liggéey toll ak yan jafe-jafe lañ ci am pour mën ko corriger à temps yooyu yëpp dispositif yëpp jël nañ ko teg nañ ko en place pour que benn retard incha allah bañ ci am na parce que lii moom je pense que c'est à saluer mais am na ñoo xam ne seen xel leeru ci tey ji yow yaa ngi nekk kilifa ci wàllu di nekk directeur bi nga xam ne yaay toppatoo lépp loo xam ne jëm na ci wàllu prévention wàllu sécurité ak ñoo lépp mais dafa am ñoo xam ne seen xel dafa mënul comprendre ci réew mi fu mu toll ak coronavirus bi ak situation bi nu toll nii ñuy wax ni du ñuy def ay pont du ñuy def ay goudron du def la alors que dund bi cher na mbir mi jafe-jafe bi am na loolu tamit bëggoon naa nga leeral ci askan wi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan tey jii parce que ñu bëri ñoo ngi lay topp tey jii bëgg am lan moo waral tax tey jii le président de la République am priorité jël ko bëgg ko def ci ay infrastructures alors que tey jii ci wàllu sécurité maanaam ci wàllu vie la vie est trop chère tey jii ci biir réew mi lan moo waral loolu. li waral loolu man dama bëgg nit ñi comprendre li doxal réew du loo xamante ni dañ koy gérer au quotidien maanaam bëccëg bu ne ngay gérer dara réew li koy doxal stratégie la ak vision ci loo xamante ni ci le long terme ñun engagement bi nga xam ne président bi jël na ko mooy suñu croissance économique ñu am des projets qui appuient véritablement la croissance du pays te loolu mënta ne te croissance soo ko waxee mooy fexe ba nit ñi seen nekkin ak seen dundin mën baax pas mu baax tey suba mu bon mais mu baax jëm ila ajalin musamma te loolu yoon la du yoon lu yoon wu yomb yoon wu jafe la vision moo koy lal ak xarañ bu mat sëkk ci loolu borom réew mi daf ni ci engagement yi mu jëloon que ni les projets d'appui à la croissance ay priorité lañ ci ñoom parce que pour que Mauritanie mën taxaw il faut ñu woo waxu développement am infrastructure yi ñu teg kay réew mi comme réew yëpp pandémie bi mu fi jaaree am na ay jafe-jafe yoo xam te ni. mais est-ce que ñun suñu réew jëlul raw gàddu gi. ci wàllu cherté dund gi aussi tamit métti na lool. suñu réew ak yeneen réew yëpp ñoo yam pandémie bi du loo xam te ni benn réew rek la dal réew yëpp réew yi si àdduna yëpp la dal te ay efforts yu mu am solo def nañ ko effectivement pour faire face léegi ci résilience la ñu ne. donc li ma bëgg a wax rek mooy suñu koom suñu développement il faut ñu xalaat ko teg ko ci loo xam te ni ci avenir la jëm ci loolu ñu gis ni suñu amee yoon yu baax suñu amee infrastructure yu baax suñu changé xar kanamu réew dina yokk d'abord compétitivité bi mais dina yokk aussi maanaam opportunité ya nga xamante ni réew mi mën na ko jox ay ndaw te borom réew mi daf ci wax lu am solo nee na lii ñu yëngal nii yëpp ñi ciy jiitu ci mbir liggéey na doon doomi réew mi kay programme am du infrastructure rek soo koy xool yeneen ministères yëpp ñu yor emploi lancé nañu temps yi maanaam ay projets yoo xam ne dañ ciy jàppale ndaw yi mais yeneen département yi aussi département bu ne jëm nga si engagement yi nga xamante ni président bi jëloon na ko muy taahudaat yi nga xool ci lan la waxoon ni moom la bëgg a def nga jéem ko def pour que Mauritanie seen dundin mën a soppaliku mais est-ce que mu dire ci wàllu woowu li nga xam ni mooy compétitivité boobu nga wax léegi nga ni dañ ko war a def mu jaar ci anam yoo xam ne anam yu jaar yoon la pour doomu réew mi mën ci jariñu est-ce que du doon mbir moo xam ni day nekk mbiru ulaadu ammi ulaadu paali mbiru moo mauritanien tey jii Malick Fall moo nekk directeur ci wàllu wi donc dafay jël priorité jox ko Babacar Naam parce que mbokkam la parce que loolu en général tamit luy yàqu ci réew mi moo ko yàq est-ce que yooyu yëpp yéen ñi nga xam ne yéen ay kilifa yi yéen ngi ci bàyyi xel. yooyu ñoo ngi ci bàyyi xel Babacar réew mi ñëpp xam nañ ni jamono yi passé am na ay soppeeku yu mag yu fi am ci
yaxanal alalu réew mi ak yelleef doomu aadama lépp yàmbul mais am na ay efforts yoo xam ne ñu ngi koy def pour que ku nekk sa àq nga mën si jot. am na taxawaay nag boo xam te ni moom la laaj te ku ne war nga mën am taxawaay boobu pour suqali sa réew jàppale sa réew fexe ba effectivement réew mi effort yi nga xam ne ñu ngi koy def pour que lépp tegu ci yoon ñu mën ko def yombul nag du lu yomb mais li ma la mën wax rek ci loolu mooy am na si paramètres yoo xam ne yéen ñi nga xam ni yéen a nekk ci bopp bi da ngeen ci am rôle bu am solo bu important tey jii ngeen war ko jouer parce que lii ma wax nii c'est un cas. Pas plus tard que hier rek quand j'ai publié sama invitation ak yow ñu bëri ñu ngi may poser question si sama PV di ma wax ni ma naka am transparence parce que transparence boobu moom moo inquiété les jeunes Mauritaniens. à quel niveau ban niveau. maanaam ci wàllu ñi nga xam ni parce que da nga wax ni njiitu réew mi joxe na instruction que ni da doomu réew mi d'abord bénéficié wu ci mbir mi ci wàllu xëy mi ci wàllu liggéey bi est-ce que tey ji transparence boobu dana am damay ñëw indi samay dépôt déposé que ñu tranché jaar fi mu war a jaar ki ko mérité ñu jox ko te bañ ko indi affaire mbokk. loolu dëgg la xam am na nag ay structures yoo xam ne ñoo yor loolu ci liggéey loolu yaakaar naa dégg nañu li lu borom réew mi wax yaakaar naa dañu ko appliqué mënuma la wax ni la vraiment lépp yemb na mais xam naa instruction yi ñi borom réew mi joxe su fekkente ni ñëpp topp nañ ko def ko ni ñu ko war defee dara du si ñaaw lépp dañuy ñaaw mais nag citoyen aussi devoir am mooy foo fekkee loo xam te ni ñii ay dugal nañ ci ay njunjaaj wala loo comprendre nga dénoncé ko nga wax ko ñu xam ko yëg ko. mais loo yëgul loo koy saafara. mais gars yi du ñuy wax mais seen kàddu moo dul egg fi mu ko bëgg egg. waaw tamit parce que fi ñu toll si jamono. ak xarala yu bees yeeg yëpp. normalement képp koo xam te ni nii am na koo xam te ni fii yaakaar nga ni am nga fa àq ak yelleef boo xam ne dañ ko bokk fi war nga mën taxaw nag nga wax ko ci responsabilité ak citoyenneté bu mat sëkk ak fonk sa réew fonk ñu ngi ko seqal te nga wax li nga war a wax de manière claire et sans embâche. yaa ngi doon dugg ci troisième point bi muy maanaam échangeurs yi. échangeurs yi suñu ko gisee ci maquette bi léegi dafa am beneen visage ak beneen xar kanam bu doomu réewu Mauritanie daan taxaw di wax kañ la Mauritanie di mel na dëkk nangam mu mel na kon ñu ngi jëm ci loolu comme ni nga ko waxee njiitu réew mi bu muy wut réew mi dafa ni su jëlee réew mi dafa am lu mu jaayante ak doomu réew mi bëgg indi Mauritanie bu bees ci wàllu ouverture wàllu unité wàllu bokkoo wàllu boole gis nañu ni mi ngi ci am liggéey bu am solo parce que nag ngir mi su waxul dëgg wax fen loolu moom il faut ñu reconnaître ko mi ngi am ubbeeku boo xam ne mi ngi koy def jëmale ko ci wàllu woowu ci tendre loxoom opposition beeg ñëpp pour jàmm mën a am ci biir réew mi mais ci échangeurs yooyu nga xam ne def na ko fi est-ce que tey jii ñaar yooyu lay yem ci mandat bu njëkk bi parce que suñu xoolee presque ñetti at mi ngi koy waaj a jeexal jëm ci ñaari at yu mujj yi balaa ñuy wax waxu échangeurs yi suñu koy inauguré day fekk na presque mandat mi ngi waaj a jeex alors est-ce que am na yeneen ni maanaam échangeurs yoo xam ni programme ngeen ko ci biir capitale bi d'abord. parce que balaa ñuy wax waxu région ñu wax capitale bi d'abord. tout à fait jërëjëf Babacar xëy na avant may ñëw ci li nga xamante ni lii dinañ ko def après. moo wax ci li nga xamante ni lii moo am ci échangeurs yi. nguur borom réew mi. effectivement ci ay engagement am daf ñu woon dina bëgg soppi xar kanam dëkk bi fexe ba li ñuy wax mobilité urbaine man nekk lu yomb ci ñëpp. dem beeg dëkk bi nga xam ne oto yi maanaam transport société de transport rek yooyu yëpp ak yoon ñu war jaar yooyu yëpp baax ci loolu ñaari poñ yi bi nga xam ne mooy Carrefour Bamako ak bële nekk xëy Sakin dañu nekk ay projet yu am solo yoo xam te ni dinañu soppi bu baax xaar kanamu dëkk bi alors Carrefour xëy Sakin soo koy seet tey ji bés bu ne lu tolloog ñaar fukki junni ak ñett ci oto dinañ fa jaar bés bu ne 23000 véhicules ak lu topp loo xamante ni chaque bés daal nañ fa jaar loolu day créer embouteillage bu métti day créer embouteillage bu métti foofu alors fii ci Carrefour Bamako soo koy seet lu toll ci juróom-ñaari junni ak juróom-benn téeméeri oto dinañ fa romb bés bu ne ci Carrefour boobu bien que Gibraltar la am na Carrefour ak yëpp mais mooy buntu dëkk bi donc laaj ni defar ko rafetal alors ci loolu ñu lancé ñaari projets yu xam te ni ci xaalisu nguur bi lañ koy defaree Carrefour xëy Sakin dina jël téeméeri
junne téeméeri million ak juróom fukk ak juróom ak lu topp ci suñu xaalis bu bees bi alors mu nekk projet bu am solo boo xamante ni bii ay chinois ñoo ko yor ñoo yor liggéey bi ñoo koy defar. chinois yi ñoom chinois yi ñoo yor liggéey ci liggéey ak chinois yooyu coopération la entre Chine ak Mauritanie. waaw mën nañu wax coopération la mais ci xaalisu réew mi lañ leen di fayee maanaam ay kii lañu ay entreprises yoo xamante ni dañu am xarañte ci liggéey yu mel noonu ñu postuler ñu jox leen. kon ñoom ñoo yore pont yi. ñoom ñoo yor pont ñaari pont yi. waaw du même entreprise nag bëlee am na entreprise bu ko yor bii am entreprise bu ko yor. alors bëgguma tudd seen tur pour waaw mais ñëpp xam nañ leen. alors ci loolu ñaari pont yooyu soo koy xool seen guddaay dina toll ci ñaar téeméeri mètre dina toll ci ñaar téeméeri mètre ci ay poutres lañ koy def yoo xam te ni dana mat 20 mètres ci hauteur waaw muy nekk loo xamante ni effectivement dina yombal bu baax mais dañuy jël ay mesures aussi pour que lépp loo xamante ni lii day rafetal jëm ci ay lampes yi fa war a def wala ay signalisation pour la sécurité ak lépp loo xamante ni lii war na ànd ak pont rek daañu ko fa def pour que ni mu war mel mu mel ko. voilà mais directeur est-ce que tey jii suñu waxee tey jii damay dellu si sax ci voirie 2020 ak voirie 2021 parce que suñu waxee goudron wax toujours li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu éclairage. parce que du ñuy faral di gis ñun suñu biir réew mi fii Mauritanie dañu am le aspect boo xam ne dañu ko négligé du ñuy def ay goudron jël ay milliards def ko ci mais après éclairage bi moom kenn xamul éclairage lan la. alors que ñun am nañu courant bay des fois jël courant sax di ko jaay wala ñuy dem di ko joxe ji bitim réew. alors que fii ci biir capitale bi surtout dans les quartiers périphériques da ngay gis ni tey jii foofu la président dem muy Carrefour Bamako def fa li nga xam ne lu jëm ci liggéey bu am solo muy 40 kilomètres de voirie mais su paree amul benn éclairage loolu est-ce que tamit que du doon loo xam ne aussi tamit que da ngeen faillir aussi mission ci wàllu woowu aussi tamit defar goudron ba pare amul éclairage amul dara insécurité bi aussi tamit di gën a installé wu. waaw ñun li ñuy concerné principalement c'est vrai que l'action gouvernementale est une action concertée dëgg la dañ koy waxtaane mais xam naa soo fi invité ku jógee ministère de l'énergie wala Somelec ak yooyu xëy na dina ci mën tontu bu baax mais li mu leer ba leer mooy ñun ci programme yi nga xam ne ñoo ngi koy teg prévoir nañu effectivement fépp fu war am lampe ci yoon yi ñuy tabax ñu def lampe entretien lampe yi ak nan nañ koy gérer kooku ñi yor énergie bi effectivement suñ fi ñëwee xëy na daañu ñoom ci gën xarañ daal xëy na am nañ ci ay information mais yéen a bokk mbuus ba tey. waaw ñun ñëpp ñoo bokk mbuus parce que réew mi yëpp doomu réew mi yëpp voilà mais yéen a nekk ci jàll bi kon defe naa ni xëy na daa ngeen war a mën a di liggéeyandoo seen biir pour mën a fexe ba manière concertée ba loolu mën a sotti léegi duñuy dugg ci beneen aspect boo xam ne dafa ma ñor lool muy aspect sécuritaire. yow tey jii yow la yàlla def nga nekk directeur bi nga xam ne yaay toppatoo lépp loo xam ne jëm na ci wàllu taxawaay ak li jëm ci wàllu kaaraange maanaam yoon yi te gis nañu ni aspect sécuritaire dafay am problème defar li ni mel jël ay milliards dugal ko ci ba pare amul sécurité ba pare amul entretien ba pare amul lenn loo xam ne te nit que mën nañ ko gunge te ñun suñu problème ñun Mauritanie mooy maanaam entretien defar dara ba pare topp ko di ko nettoyer gis nga keroog dafa am benn acte boo xam ne daf ma choqué parce que dama gis ni man Péta la dëkk bi ma dëkkee Péta ba léegi mosuma gis booru tali ñu koy bale mosul am keroog président de la République di jël ñu bale ko loolu yàq réew mi la est-ce que tey jii yéen a ngi bàyyi xel ci li ni mel lu jëm ci wàllu entretien bi pour ñuy toppatoo loolu parce que mënoo jël ay milliards def ko ci loolu ba pare xëy suba croiser say ay bras ñu ni problème bi ngay gis fële ñu fay tuur mbalit lu kenn xamul daal moom moo am ci biir réew moom jëm ci wàllu civisme est-ce que yooyu yaa ngi ci bàyyi xel surtout yow mi nga xam ni bokk na ci kilifa yu mag yi nekk foofu. waaw jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax ci laaj bi xam nga bu njëkk dañ fi amoon établissement bu ñu tudd woon ENER. yàlla dogal ENER dem ba mu jëtul am. toog ay at yoo xamante ni amuñu benn établissement boo xam ne moo yor entretien routier. parce que ENER liggéey moo doon loolu maanaam saytu yoon yi fexe ba ñu baax ak yooyu. bi mu fi jógee. janvier bi passé la état bi créé établissement bu ñuy wax ETER. donc ETER soo koy xool ma ngi soog a ko door comment liggéeyam. ay mois juste lay am. ay mois juste lay am te ñu ngi koy def ci biir réew mi yëpp. liggéey bi ngay wax nii ci yoonu PK bi waa ETER ñoo ko yoroon di ko def.
te xëy na PK fan yii la wante soo koy xool am na yeneen quartier ci dëkk bi yoo xam ne nii commencé woon nañ ko fay di ko fa def donc kay xëy na ñëw président bi moo tax moo leen motivé pour ñu def ko bu gaaw mais liggéey la boo xam ne du fa arrêté day continuer liggéey la boo xamante ni continuité moom mooy suñu problème. liggéey la boo xamante ni mën naa la wax fii ni la day continuer xam nga directeur ETER mooy may déggam de mais mën naa la wax ni la liggéey la boo xam ne dañ koy continuer parce que établissement la boo xamante ni ñi ko yor macha allah am nañu xarañte ci liggéey boobu te ñun yàqin nañ ni danañu continuer liggéey boobu te danañ ko def incha allahu rabbi donc inquiétude yi ngi si am nag maanaam jaaxle yi ngi ci am man sa xel mën na si dal parce que ñun aspect sécurité dafa am yu am solo yoo xamante ni moom la ñu bëgg a yeesal bi ñu fa ñëwee léegi yàggul watagul weer mais fekk nañ fa liggéey bu am solo boo xamante ni bi si la ñuy sóobu rek bi ci jiitu mooy suñu yoon yi soo koy xool li fi nekk ci accident pare na lool rien que 2021 bi soo koy xool ñoo ngi toll ci juróomi junne ak ñeenti téeméeri accident yoo xamante ni 6000 juróom benn junne 6400 waaw te 6400 yooyu am na téeméeri nit ak fanweer yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan 130 personnes mais soo koy xool nag 130 personnes yooyu moo tane 2019 parce que 2019 ñoo ngi woon si 161 personnes yoo xamante ni ñàkkoon nañ seen bakkan ci ay accident yoon alors ñun suñu objectif mooy comme niñ ko waxee parce que dafa am convention Nations Unies boo xamante ni bii réew yu bëri ñoo ko bokk mais li ñuy joxe comme objectif mooy fii ak 2030 li nga xamante ni nii dinañ am si accident ci ay victimes ñoo xam ne dañuy ñàkk seen bakkan ci ay accident ñu fexe ba wàññi ko de moitié ñun nag dañ ni Mauritanie xaaruñu 2030 ñun fii ak 2024 dañ ni 130 victimes yi nga xam ne moom la ñuy am ñu ñàkk seen bakkan ci 2021 dañu bëgg avant 2024 ñu wàññi ko de moitié loolu mooy suñu objectif ñu wàññi ko de moitié. wala sax mu bañ a am. wala mu bañ a am. voilà parce que mën na nekk. mën na nekk mais fu ñu nekk réaliste aussi. parce que accident def di loo xamante ni li koy waral dafa bëri te ñoo ngi ci liggéey. yoon bi ni mu mel ma ngi ci comportement nit ki mi ngi ci état wu oto bi mi ngi ci ak yeneen parce que da ngay gis nit bu sonn boo xamante ni bi def nañ roose 2 fois aller retour bëgg forcer dem parce que daf ci bëgg dara. loolu il faut ñu am sensibilisation boo xam ne day mat sëkk ak information boo xam ne dañ koy jox ñi nga xam ne ñooy jaar ci yoon yi ñooy utiliser yoon yi pour que effectivement ñu am comportement yu baax yoo xam ne dinañu dimbali pour accident yi wàññeeku. yoon yi ñu nit ñi nga xam ne ñoo ko yor ci pàcc yi nga xam ne suñu ministère lañu ne te yor yoon yi ñun daañu di liggéey ak ñoom toujours pour que yoon yi ni ñu war mel te daa ngeen gis changement boobu. yoon yi fi amoon en tout cas changement boobu Mudir soxla nañ ko lool parce que foofu dama lay relancer rek si benn mbir seetlu boo xam ni tey jii Mauritanie yëpp koy mettitu mooy yenn yoon yi parce que soo xoolee tey jii diggante clinique ba jàpp Juma Maroc tey jii foofu léegi parce que dugg na ci biir capitale bi parce que dugg na ci biir dëkk bi léegi mais société yi foofu li fa xew yow da ngay dox ci tali bi daa gisee des fois nga dem jëndi jën mais da ngay gis ay mbir ay actes yoo xam ne yu doy waar la te loolu moom war ngeen ci jóg le plus rapidement possible pour dakkal loolu jën yi dañ koy jaay ba ci goudron bi amatul yoon goudron moom amatu fi goudron boo xam ne da ngay jël ay milliards suuf kese la suñ ko xoosee ñu gis goudron loolu moom vraiment en tant que directeur de la prévention et de la sécurité routière war ngeen ci jóg parce que li fa mën a xew ci danger dafa grave parce que oto mën a dérailler dugg ci ay nit rey fa ay nit yu bare loolu dëgg la loolu am nañ si liggéey yu am solo yoo xam ne daañu ko def ak région de Nouakchott pour que effectivement mesures yi ñu si war jël yëpp pour que la voie publique ñu libéré ko. ah oui nit yi nekk fu ñu war nekk. léegi marché la voilà léegi am liggéey yoo xamante ni yi ñoo ngi koy entamé ñoo ngi ci doortal bi rek ak ñi nga xam ne ñoo ko conseillé du suñu pàcc ñun rek parce que dafa am ñeneen ñu ngi ko bokkal mais daañu si def lu ñu mën incha allah pour dégager yooyu yëpp c' est des effectivement c' est des situations yoo xam ne mën na indi ay jëye mën na indi ay accident te soo koy xool aussi ba dëkk bi léegi bari na moto te am na fi ay accident moto yu bëri yoo xamante ni ni muy amee du jaaduwul bi ci mujj mooy bi amoon yoonu plage léegi li ci ne mooy par exemple moto yi bi ñu fi nekkee ba léegi amaguñu règlement boo xamante ni moom moo leen organiser parce que normalement ku yéeg si moto quand même war nga sol masque loolu mooy lii c'est le minimum c'est le minimum waaw te yooyu amagul
borom moto bi ci boppam. est-ce que borom moto bi am na permis. dafa war a am permis am na catégorie permis boo xam ne moom la war am moto bi dañ ko war a immatriculé donc dañ leen war organiser te yooyu yëpp liggéey la yu am solo yoo xam te ne ñoo ngi koy soog a engagé mais li ci gën a am solo mooy ñun suñu direction bi ñu ne dafa am lu ñuy wax BCR c'est le bureau de contrôle routier soo koy seet yenn axes yi soo fi demee daa gis ay oto yu jaune yu taxaw foofu alors ñooñu seen liggéey xëy na am na lu si sooxe woon mais dañ ko bëgg renouveler maanaam jël ko dëgëral ko renforcer ko bu baax pour que ñoom ci yoon yi contrôle bi nga xam ne dañ ko war a def ànd ak gendarmerie ak police ñu koy def correctement mais aussi di sensibiliser ñi nga xam ne ñooy jaar ci yoon yi di leen sensibiliser di leen informer di leen jox ay informations yu correct di surveiller yoon bi ba xam amul ay difficulté amul suuf yu fa ne yoo xam ne day wala ay toj-toj yoo xamante ne am na te yooyu ñoo koy remonter pour que nit ñu mën liggéey ak ñi nga xam ne ñoo ko war ko nii te yooyu yëpp ñoo ngi ci liggéey. si liggéey et si wàllu pénalisation parce que dañuy gis ne tamit que sanction yi à chaque fois comme ni ma ko waxee woon sànq rek sama doomu nijaay la sama doomu bàjjan la sama xarit la sama frère la donc toujours loolu day posé wu ci wàllu maanaam pénalisation yi parce que da ngay gis koo xam ne day def infraction bu doy waar nga xam ni kii dañ ko war a sanctionner mais finalement arrangement rek la et puis da nga koy gis ci seen attitude seen comportement est-ce que jotul tey jii yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla tey jii ja teg ci bopp réew mi ngeen jàngat ci waxtaan ci xool ci pour jéem a seet nan la ñu mën a tegee ay daan yoo xam ne daanu mën a fexe ba di sauver askan wi ci yenn mbir yi quoi. soo koy xool moom réglementation am na maanaam daan yooyu yëpp am na ma ngi fi. mais application bi moom mooy des application bi mooy des. voilà te nag li ma gëm aussi man mooy ñun fi ñu jógee dafa sore. Mauritanie ak suñuy population suñuy citoyen fi ñu jógee dafa sore. dañ di peuple boo xamante ni bii effectivement ñoo ngi dem ñoo ngi évoluer bu baax a baax mais foo ñu def ndànk ci lépp lu ñuy def di ko doxal suñu réglementation am na ci yu baax yoo xamante ni ma ngi ci et effectivement yi nga wax noonu dëgg la parfois dinañu am situation yi doy waar yoo xamante ni am nañ si ay témoignages yoo xam ne day am wante li ma mën wax rek man mooy ñoo ngi ciy dem mais ak rigueur ak prudence bi nga xam ne moom la laaj. voilà parce que yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci mbir boobu surtout yow da nga ci am cër bu mag tey jii parce que suñu demee ba wax ni yaa jiite lépp lu jëm ci wàllu prévention wàllu sécurité routière ñu gis ni tey jii comme ni nga ko junjee sànq accident yi bari na ñu gis ni tey jii comportement yi bari na da ngay gis ay mbir yoo xam ni ay oto yoo xam ne amul benn réglementation oto yoo xam ne amul feu oto yoo xam ne amul signal amul dara lu leen neex lu ñuy dawee ay xeetu oto yoo xam ne wóor na la ni ñii waruñu yàpp doomu aadama mais loolu tey jii su ngeen ko bàyyee ba léegi muy dox li ci 21e siècle loolu damay wax ni vraiment mu dire c'est catastrophique pour un pays comme la Mauritanie waroon dépasser foofu est-ce que yéen nga ciy bàyyi xel est-ce que yéen nga ciy xalaat pour aussi tamit wax dëgg yàlla yenn oto yi ñu mën leen nag teg à côté parce que yenn oto yi moom ferraille la war a jëm. loolu dëgg la gis nga li ma lay wax ni la réglementation am na mooy oto bi accident yi am na si yu bëri yoo xamante ni bi oto bi si boppam moo koy causé normalement suñuy oto dañuy war a am visite technique toujours oto bu ne dafa am délai boo xamante ni bi ci la war a am visite technique te visite technique boobu li ko réglementé yëpp ak ni muy demee yëpp mu ngi fi mi ngi fi am na fi am na yenn pays yoo xam ne jege nañu Maroc par exemple suñu lay defal visite technique am na 1200 wala 300 check yoo xamante ni ay contrôle dañ koy def ci oto bi maanaam lépp lañuy contrôler yow sa oto tey soo ko taxawalee ñu ne am na 1300 points yoo xam ne dañ koy contrôler ci oto bi kooku pratiquement presque bàyyiwul dara ñun xëy na am na ay sooxe ci ni ñuy contrôler ñu ñuy defee suñuy visite technique service yi nga xam ne ñoo ànd ak ñun di liggéey ci mbir moomu effectivement ñoo ngi koy réformer mais comme li ma la wax rek am na yoo xamante ni il faut beaucoup de prudence ndànk lañ siy dem mais ñun on est conscient que effectivement lu am solo la loo xam ne dañ ko war soppi te ñoo ngi ci ñoo ngi ci de manière forte de manière dynamique ñoo ngi ci di ci liggéey pour que oto yi effectivement ñu répondre à un certain nombre de normes yoo xam ne moom te ñuy def seen visite technique régulièrement yooyu ay points la aussi xam nga ni àdduna bi tey mbiri plaque d'immatriculation réew yu bëri dépassé nañu yenn plaque d'immatriculation yi am na réew yoo xam ne oto yi suñ koy contrôler soxlawul muy taxaw am na lecteur bu ñuy pointé ci plaque bi rek mu jox la information oto yëpp
ku ko moom couleur am état assurance am état visite technique am yëpp ñu jox la ko lépp ñu jox la ko. te yooyu yéen ngi ci. te yooyu ñoo ngi ci. am na ay radar yoo xam ne war nañ ko am di contrôler vitesse oto yi ci yenn axes yi yooyu yëpp effectivement dañ ci am ay manquements yoo xam ne amoon nañ fi te ñoo ngi ciy liggéey pour que radar yi ñu am. yow kenn bañ di rouler nu mu la neexee. donc mu am contrôle bu strict boo xamante ni bii dinañ ko def jëm moderniser te ci loolu volonté état bi la moo tax ñu yebal ni fi ñu yebal pour que incha allah lépp loo xamante ni lii lu baax la rek loo xam dina mën yax na liggéey bi. ñu def ko incha allah. monsieur le directeur duñu gis ni président de la République lancé na li nga xam ni moom mooy ñaari échangeurs yooyu lancé aussi tamit que voir yi nga xam ni moom la ñu war a def ci diwaan boobu nga xam ni mooy diggante Riyad ak Idrissa Seck mais duñu gis ni nguur gi fi nekkoon dafa am lenn loo xam ni commencé woon naka mu jëm ci wàllu yoon woowu duñu gisoon ni dafa amoon ay pavé comme ni nga ko waxee ay pavé yoo xam ne duñ ko def mais xam naa ni man dama jàngat ni taskatu xibaar laa waaye def naa ne soo ko gisee rek xam ni c'était pas bien réfléchi alors est-ce que tey jii pavé yooyu ñu defoon ci yoonu PK bi maanaam yoonu Riyad bi est-ce que yooyu dañ koy déjjati mu nekk autoroute ci projet bi parce que gis nañu tamit que ni yenn carrefour yoo xam ni tey jii encerclé nañ ko loo xam ni peut-être que dana mën a permettre que mu nekk benn yoon bu yaatu boo xam ne ñi daan mën dem dellu surtout du am benn jafe-jafe mais également su amee autoroute boobu tamit dafay laaj aussi tamit ay fonds yoo xam ni passagers yi maanaam les comment dirais-je les Mauritaniens daanu mën a jéggi di jàll ci pont bi pour mën dem pour am sécurité parce que autoroute kenn du ko jéggi ak tànk. loolu dëgg la et passage à niveau moom nga bëgg wax. incha allah lépp loo xamante ni comme dispositif la ñoo xam ne dina ànd ak pont vert. daañu ko si prévoir. comme ay passage à niveau passage piéton bi daañu prévoir. mais effectivement moom dañ koy yaatal. donc pas PK bi dañ koy yaatal. lépp loo xamante ni nekk na fa obstacle. comme pavage yi ngay wax ak yooyu dañ koy defaraat lépp loo xamante ne du doon obstacle nag dañ koy réhabiliter rek mais moom dañ koy yaatal pour que mu nekk deux fois deux voies. jaaykatu yàpp yeeg jaaykatu naanaa yeeg yenn mbir yoo xam ne ñu ngi ci yoon yooyu est-ce que tey jii am ngeen benn politique boo xam ne tey jii. xëy na daañu leen wutal ay recasement foofu bu soree daañu wutal ay recasement ñi nga xamante ni occupé nañu de manière légale. fi ñu war a occupé. mais loolu du problème ñi nga xam ne ñoo si liggéey dinañ si liggéey pour que mu bañ am benn problème ñoo xam ni fi leen war teg rek daan leen fa tegal seen biñ liggéey bañ yàqu mais li am solo moom mooy pont bi du rek pont boo xam ne dañ ñëw teg ko foofu rek lépp lu muy àndal ci signalisation ci dispositif de sécurité ci accompagnement gestion lépp dinañ ko mettre en place pour que mu nekk infrastructure bu moderne boo xam te ni xar kanamu dëkk bi ñu ciy bëgg dinañ ko si mën a am moom en réalité c'est de cela ak aussi des hommes qu'il faut des hommes qu'il faut voilà ça c'est très important parce que tamit soo joxee nit ki lu mu xamul moom da ngay indil coono voilà ñu dugg nag parce que émission bi mi ngi tellement que dafa gaaw tey moom xeltu dafa gaaw ci man lool ñu dugg ci beneen mbir boo xam ni dafay des toujours rek ci accueil président de la République keroog dama gis ni keroog présence sa mbokk wala fii dañu amoon benn présence bu extraordinaire keroog bi président de la République ñëwee keroog ci tertu bi d'après mes renseignements ak gëstu yi nga xam ne gëstu na ko ñu ni nu le directeur de la prévention et de la sécurité routière monsieur Malick Fall ak le directeur général bu ONCR Assane Gueye mobilisation ba fa nekkoon yëpp yéen la ci wàllum mobilisation était tellement forte bu wala ci wane seen bopp alors lan moo war a tey jii ngeen génnee mbokk yi noonu c'était pour wane seen bopp que ni ci réew mi ngeen bokk wane seen bopp que ni nii ngeen toll yéen en tant que politique parce que politicien moom du bàyyi dara jërëjëf moom en réalité ñun li ñuy woote mooy citoyenneté rek moom mooy yëpp soo koy xool benn lañu te dañuy war a jàpp ni noonu la war demee daal donc Assane sama frère maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sàggal et puis di rafetlu taxawaayam parce que Assane c'est pas la première fois quand même muy taxaw ci mobiliser te am na solo ci taxawaayam ci biir askan wolof donc
c'est quelque chose que nous saluons et que nous saluons. Il faut aussi tamit que ñu wax ko parce que moom itam mi ngi liggéey bu am solo ci wàllu ONCR surtout ci àll bi maa ngi wax keroog ni ndox mi moom duñ ko bëgg dans tous nos villages voilà parce que wax dëgg yàlla ñun ñoo ngi ci wootu ndox mi te ba tey ji suñu village yi am na village yoo xam ne amuñu ndox te loolu ñu ngi ciy liggéey bu am solo dañ ci nekk ba léegi bu am solo donc loolu vraiment ñu jàpp ni ñun ñëpp benn lañu te effectivement du wolof yi rek ñoo génn ñëpp génn nañu bés boobu wolof yi nag effectivement remarqué nañu seen présence te loolu ci lu am solo loo xamante ni dañ koy rafetlu quoi léegi liggéey moom su jotee liggéey rek nañu taxaw rek xam ni ñun ñëpp ñoo bokk réew mi te dañu war liggéey am taxawaay am na wax yu bëri yoo xamante ni xëy na matu ko sax nañu continuer daal taxaw rek suñu taxawaay am fulla bu mat sëkk ak fayda xam ne ñoo bokk réew mi dañ ko bokkaale te on doit se donner la main tous wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu la suñu borom wax donc ñu jàppante daal te xam ni ñun ñëpp bokk daal te benn lañu te dañu war taxaw nag parce que foo taxawul moom xamal ni dara du fa am mais foofu xam nga dafay faral di am à chaque fois parce que dama koy dégg ci seen ay maanaam discours ci seen ay wax seen ay kàddu à chaque fois surtout les cadres wala fi yi ngeen doon ak ñi nga xam ne sax ñoo leen ëmb toujours du ñuy revendiquer que ni jotu leen seen gëdd bi ñu leen war a jot joxuñu leen li ñu leen war a jox parce que pour ngeen mën a egg fi ngeen war a egg il faut ngeen am ay des postes ministériels dans le gouvernement il faut ngeen am ceci il faut ngeen am cela alors que am na ñoo xam ni peut-être que seen vision dafa am fu mu yem am na ñoo xam ne xëy na sore na lool mais est-ce que tey jii yéen en tant que cadre tey jii nekk ci biir gouvernement bi est-ce que vous êtes satisfait tey jii ci doxalin bi ak cër bi nga xam ne jox na leen ko. bon pour question boobu dama yaakaar ni comme tey on parle d'infrastructure. d'accord mais tey mënu ma la invité ba émission bi jeex. léegi dama lay promettre benn affaire. mën nga peut-être def feneen xel boo xamante ni bii da may invité. en tant que Malick Fall qui n'a pas de fonction officielle pour la ñëw ma fii de manière officielle pour l'activité du ministère. ci loolu dinaa la ci mën tudd. mais tey jii nii franchement bëgg naa ñu wax rek ci mbiru pont bi ak infrastructure yi nga xam ne département bi. ñoo ma désigné pour ma ñëw wax ci loolu. tey bëggoon laal ci bëggoon dugg ci wàllu politique. waaw dugguma ci dugg bu baax. bëggoo ci dugg bu baax. mais comme li nga wax nii ci par exemple mobilisation bi nga xam ne def nañ ko. effectivement kooku il fallait que ma rendre hommage Assane ci liggéey bi mu def Assane sama frère la. ma réeréw ci dara te di ko ñaax aussi taxawaay bi ak jàppoo bi pour que effectivement lépp li ñu bëgg rek suñu borom mën ñu ci jàppale mën am. voilà ñu ñëw jeexal émission parce que ñoo ngi may def ni ma émission bi presque jeex na waaye balaa ñu koy daaneel ñu duggaat ci beneen mbir rek mooy ci li nga xam ne moom moo jëm ci taxawaay bi nga xam ne njiitu réew mi amal na ko keroog tey jii ñoo ngi wax la capitale Mauritanie Nouakchott li nga xam ne installé ngeen ko fii et c'est pour quand les régions surtout fi nga xam ne yow fa nga fekk baax muy le fleuve maanaam de Trarza. waaw comme li ma la wax gis nga déjà Rosso xam nga ni am na pont boo xamante ni ñu ngi ko fay defar te dina commencer bientôt te ci programme président bi tax bu deeti am na yoon boo xamante ni bii dina jóge Boutinnouy dina ñëw ba Teekante boo xamante ni bii prévoir nañ ko mais ci voies yi nga xamante ni aussi nguur borom réew mi daf koy def 300 kilomètres de voirie yoo xamante ni dañ ko def ci réew mi avant 2024 300 kilomètres de voirie avant son mandat di jeex. waaw avant mandat di jeex. daf ni 300 kilomètres de voirie Rosso am na si pàcc bu rëy. te su ma la waxee aussi pont Rosso du pont bi rek pont bi am na lu mu àndal am na ay projets connexes yoo xamante ni moom lay àndal par exemple am na projet de réduction d'eau am na ay projet de sensibilisation ci yenn maladies yi mais am na aussi des aires de stationnement yoo xamante ni oto yi fa ñuy taxaw. am na ay kilomètres yoon yoo xamante ni dañ koy def am na voirie urbaine ak assainissement dëkk bi yoo xam ne ñu ngi ànd ak pont bi. donc yooyu c'est des infrastructures de développement yoo xam ni mënuñu ko négliger c'est extrêmement important. li des ci réew mi aussi la même chose soo xoolee programme président bi engagement yi mu jëloon soo koy xool pratiquement réew mi yëpp la nankale ci ay yoon yu ñu war defar wala ay yoon yu ñu war réhabiliter wala ay ponts yu ñu war defar wala ay aéroports yu ñu war defar ak ay port yoo xam ni defar ñu ngi koy defar ci mbiri port yi xam ngeen ni portu Tanit à 60 kilomètres de Nouakchott mi ngi fi port de pêche PK 28
port Ndiago ak li mu ànd ak si structure parce que port Ndiago ñëpp xam ne ñetti structure fa ne. c'est un port de commerce. port naval. ak nekk port de pêche. donc mu nekk ñetti infrastructure yoo xam ne ñu nga fa te daan am dëkk boo xamante ne dinañ ko fa sanc boo xam ne du sore port bi muy loo xamante ne day jox zone boobu beneen dynamique beneen donc li ma la bëgg a wax rek nii mooy du Nouakchott rek. réew mi yëpp la 300 kilomètres dans toute la Mauritanie. de voirie ça c'est yow ak yoon yu mag yi nga xam ne dañ koy def très bien li jëm ci wàllu urbanisation parce que tey jii ñoo ngi jëm ci wàllu hivernage bientôt l'hivernage mu wàcc ci biir réew mi te ñëpp xam nañ ni rawatina ci capitale bi Nouakchott heure bu tawee rek coono day am. te des fois duñuy wax ni sax Nouakchott du taw bu bëri mais avec le changement climatique lépp mën na am. parce que mën nga ñëw mbënd am fii te yàlla tere soo amoon tey jii ci biir capitale bi kon moom su ko nekk ni ñun duñuy soo moytuwul ñu toxu Nouakchott. alors tey jii est-ce que yéen ngi bàyyi xel ci loolu parce que toujours daf ñuy menacé mais état bi dafa mel na du ci bàyyi xel da ci gëmm bëtam. est-ce que yéen da ci bàyyi xel. oui xam nga xëy na am loo xam te li il faut que ma recadrer ko parce que en réalité am na ay pàcc si nguur gi yoo xam ne ñoom ñooy saytu loolu ñoo koy toppatoo. li nga ci xam en pratiquement année yi passé yëpp pratiquement loolu lay xam mais li ma jàpp rek man mooy borom réew mi ak premier ministre Mohamed El Bilal instruction yi ñuy joxe mooy ñu fexe ba nawet bi bañ indi benn loraange ci doomi réew ñi ne Nouakchott ak ñi ne ci bitim réew instruction yi lañuy jox suñu joxee instruction yi nag am na ñoo ay structures yoo xamante ni ci nguur gi la ñu bokk ñoom ñoo koy saytu toppatoo te am naa yaqin ni effort yi ñu defoon daaw dinañ def li ko raw ren incha allah pour que nawet bi jàll ci jàmm ak salaam bañ am benn dégât ci monsieur Fall l'émission presque jeex na tàkk comme ni ma ko waa régie di signalé tey jii su fekkoon ne dama amoon benn laaj boo xam ni dama la ko doon laaj te fàtte la ko laaj nga war ko tey jii wax askan wi ñu dégg ci li nga xam ni mooy xeer bu njëkk bi njiitu réew mi teg tey jii lan la ak sa ban message tey jii ngay lancé au peuple mauritanien nga war leen ko lancé en tant que directeur tey jii de la prévention et de la sécurité routière nga war leen ko lancé pour ñëpp mën ci jariñu mu doon loo xam ne njariñ la pour l'intérêt général de la Mauritanie. jërëjëf Babacar li ma bëgg a wax rek man mooy ñun fi ñu toll ci jamono dafa am jafe-jafe yu rëy yoo xamante ni moom lañu jànkonteel suñu réew mais moom la yeneen réew yu jànkonteel muy pandémie bi ak lépp li mu àndal ci loraange ak ndóol bi mu àndal ak feebar yi muy causé yoo xamante ni du moom rek ak tënk bi ñu xam ne dañu ko tënk ci benn place yooyu donc muy ay jafe-jafe yu tar yoo xamante ni dañu jànkonteeg moom loolu dafa laaj àndandoo ak unité dal bu mat sëkk ak conscience bu mat sëkk te aussi conscience boobu moo lay dimbali pour nga dem vers l'essentiel directement bañ di disperser wu te l'essentiel mooy ñu jàppoo suñu borom fu jàppoo am rek day dugg suñu borom fu jàppoo am rek xol yi set day dugg te su duggee moom léppay yem donc li may lancer rek mooy ñu xam ni conscience ñu am conscience jamono ji ñu ne ak tartar yi ak métit yi ñu nekkee te ñu conscience boobu war ñu pousser nag pour ñu nekk ci jàmm jàppante te jéem a liggéey pour ñun même pour suñu communauté pour suñu réew pour ñëpp ñi nga xamante ni ñi ay citoyens mauritaniens. Monsieur le directeur de la prévention et de la sécurité routière au ministère de l'équipement et des transports monsieur Malick Fall maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax a baax promettre nga ma nag fii ci plateau bi que ni xeltu spécial dana ñëw daan ci dellu siwaat ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la jox daje incha allah ci yeneen waxtaan incha allah jërëjëf voilà donc yéen mbokku téléspectateurs yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci tey jii sunu émission xeltu ci gan yu rëy yi nga xam ne amoon nañ ko tey jii doon waxtaan ak moom ci li nga xam ne mooy pause bi nga xam ni mooy la première pose boobu la première pierre donc bi nga xam ne njiitu réew mi amal na ko fële ca Carrefour Bamako ca Riyad ak fële ca Ain Seck foofu nga xam ne nag mu ngi fa doon def ay échangeurs ak li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu voirie yi nga xam ne war na ko def ci biir dëkk bi ñuy gërëm di sant bu baax a baax waa régie et bi fële ca VTR ESE àndoon ak moom script Hama Mint Soydi commutation Fatimetou Mint Mohamed Khouna ki nga xam ne tamit mooy Fatimetou Souleymane àndoon ak ñun moom tamit ci fële nga xam ni moom mooy ca kaw kii di Moustapha Ould Mohamed nekkoon ak moom ak Fatimetou Mint
Mohamed Khouna ci wàllu son coordinateur kii di Dahman réalisation bu Aïcha Mintetaha El bu Yacoub nekkoon ñun ci wàllu cadrage wàllu caméra man yi ñuy gërëm bu baax di sant bu baax a baax képp koo xam ne àndoon ak ñun ci émission xeetu leen jox daje incha allah samedi bi jot ci beneen émission beneen kàngam ci biir réewu Mauritanie yàlla na jàmm ci biir réew mi yàlla muccal leen muccal ñu déglu ci gii di xéewal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.